Ciao a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono More e vi sto parlando da Torino. Allora, oggi ragazzi cambieremo discorso, lasciamo a parte i bonus, decreti, DPCM e parleremo oggi di un avviso importantissimo che riguarda la regione autonoma di Sardegna, i lavoratori e lavoratrici con la partita IVA, le imprese e piccole e media imprese. Allora, come lo sapete, la regione di Sardegna ha messo questo bando di avviso per tutti i lavoratori autonomi, imprese e piccole imprese. Si tratta di un fondo di 63 milioni di euro destinati per sovvenzioni a sostegno dei lavoratori autonomi nella regione di Sardegna. Vi parlerò di tutti questi provvedimenti, di quando inizia la domanda, come fare la domanda e quali sono i requisiti. Parleremo anche su questo video ragazzi degli ultimi pagamenti INPS per il mese di dicembre. Parleremo anche per approfondire un po' il reddito di cittadinanza che è stato sospeso da alcune persone, ma anche per finire parleremo del decreto ristori quinto che sta per arrivare. Assalamualaikum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax, mu la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. Alors tey nag dañuy ñëw yéen ci vidéo bu gàtt rek détaillé ko tuuti tënkal ko mbokk taalibe yi jëm ci information yoo xamante ne bi moo ngi concerné la région de Sardegna. Alors xam ngeen ne la région de Sardegna, alors région bi ci boppam def na benn annonce le 18 bi passé ci ay fonds yoo xamante ne bi donc daf ko dégager pour bëgg a subventionner waaye tamit dimbale soutenir imprese, piccole e media imprese ak les grandes imprese ak lavoratore wala lavoratrice con la partita IVA senza dipendenti, maanaam les personnes physiques ñi nga xamante ni dañoo ubbi seen partita IVA di ci liggéey te amuñu benn dipendente in carico, wala ñi nga xamante ni bi seen partita IVA duñ ci ubbi imprese te amuñu benn dipendente lu dul ñoom rek ñoom ñoo nekk l'unico dipendente per l'imprese. Alors fonds yooyu nag nii lañ ko répartir, donc mi ngi jëm ci suqali leen ak jàppale leen ci fonds yoo xamante ni bi ginnaaw bi nga xamante ni bi xaw nañoo loru ci l'emergenza del Covid-19, donc ci noonu la fonds yooyu lañ ko dégager mu jëm ci benn bando bu ñuy wooye Resisto, quindi è un bando di sostegno per lavoratori autonomi e anche le imprese nella regione autonoma di Sardegna. Alors ci noonu niñ ko répartir ak ñetti catégorie A gi nee na ñooy les grandes imprese, ñoom buñ amee requisites yi dinañ leen financer ba 1 million di euro, mooy imprese yi nga xamante ni dañoo am ay dipendenti 100 ba jëm kaw. Alors catégorie B bi ñooy piccole e media imprese, ñoom buñ amee requisites yi dinañ leen subventionné ba 500.000 euro. Geneen catégorie gu ci topp nag moom la ñuy wooye lavoratore wala lavoratrice con la partita IVA senza dipendenti in carico, mooy suñ mbokk taalibe yi nga xamante ni bi ñooy def vous compra commerçant wala artisan te nekk dans la région de Sardegna, donc yor seen partita IVA di ci liggéey te amuñu benn dipendente in carico. ñooñu buñ amee requisites yi région Sardegna nee na dinañ leen indemniser ba 4.500 euros. Alors ñu ñëw ak yéen ci demande yooyu, demande yi région Sardegna nee na alors le 21 bi la waroon a commencé di suba, mais nee na poussaat nañ ko ba le 30 décembre à 10h la demande yooyu di commencé te dina jeex le 31 janvier 2021 bu minuit jotee, maanaam le 30 rek fu minuit jotee rek demande yooyu dina jeex, donc 30 janvier 2021 kon mën nañ ne un mois lay durer. Alors ci biir loolu région Sardegna moo ngi xam ne demande yooyu képp ku ko bëgg a def via télématique nga koy defee ci site bi ñuy woowe sardegnalavoro.it. ginnaaw bi nga duggee ci biir site bi enregistré wu, ñu fàtte ne site boobu il faut que da ngay enregistré wu ci site bi ba am li ñuy woowe donc crédentiale, maanaam sa username ak sa mot de passe nga mën a dugg ci area riservata pour def les demandes online. bu ko defee ci ngay mën a defee demande boobu ñuy woowe il fondo Resisto. donc ñuy ñaax mbokki taalibe yi gaaw balaa la 30 ñu gaaw enregistré wu ci site boobu, ginnaaw bi nga xamante ni bi aussi bu dee imprese wala seen partita IVA am nañ lii ñuy wooye PEC. alors noonu la demande yi di tëddee, dina commencer le 30 novembre 2020 jeex le 31 janvier 2021 incha allah te via online rek lañ ko mën a defee.
ba tey région Sardaigne moo ngi xamal mbokki taalibe yi borom partita IVA yi imprese yi wala donc piccole e media imprese wala lavoratore wala lavoratrice yi yor partita IVA ne demande boobu kenn mënu koo def lu dul da ngaa am li ñuy wooye donc crédentiale enregistré wu ci site bi ak aussi adresse spec boo xamante ne bi pour sa imprese la wala pour sa partita IVA te demande boobu boo duggee ci site bi donc yaa ngi compilare donc document boo xamante ni bi bu dee partita IVA la nga def ci date yi sa date yi partita IVA nommé ko ñoome adresse région bi nga xamante ni bi fi la partita IVA bi dëkk ak sa coordonnée bancaire ak aussi sa INDRI SOPEC mais ba tey am na beneen document booy compiler ñu koy woowe date boobu moom mooy demande de l'aiuto telematico nga xamante ne bi boo ko compiler ba pare moom it da nga koy firmare taf ci benn marque de bollo 16 euro pour mën koo booleek auto certification bi nga compiler ngir mën a am accès ci demande bi. alors ñu fàttali mbokki taalib yi daal li ci gën a am solo mooy ñu gaaw enregistré wu ci site boobu ñuy woowe sardegnalavoro.it bu ko defee le 30 ñu mën a def demande bi donc mën a bokk ci fonds yooyu nga xamante ni bi donc ñi ngi koy joxe te mu tudd il bando resisto. alors xam ngeen ni demande bu ngeen mën a gis ci àdduna nag am na li ñuy woowe requisiti di ammissibilità maanaam lan ak lan nga mën a am pour bokk ci demande yooyu. donc ginnaaw bi nga xamante ni sa partita am nga ko mu ubbeeku donc moo xam yow ñun catégorie gi ñu intéressé ak mooy laboratoire wala laboratrice yi nga xamante ni bi ñoom ñooy liggéey ak seen partita IVA donc en général lépp loo xamante ni bi rek dafa laal partita IVA dañuy sawar di ci wax. pourquoi parce que suñ papa yi ak suñu yaay ak suñu sise yi ñoo ko yor te ñu baree bari ñoom moom la ñuy liggéeyee. soo demee fu mel ni Napoli wala Sardegna wala nga dem fu mel ni Pescara wala Rome ñooñu ñëpp ay partita IVA la ñuy liggéeyee te xam nañ coono yi ñuy daj ci géej gi ci marché yi ci luuma yi moo xam day neige wala muy taw wala mu tàng rek ndeysaan ñoo ngi ci géej yi wala ci marché yi di ko jaayante. ñu leen ji ñaanal ñoom ñëpp rek jàmm di leen sant moo tax aussi mesure bu ñu dégg na rek concerne na leen dinañ ci def vidéo mbaa ñu indi information yi nga xamante ni moom lañ ci am ndax it laboratoire kon la partita IVA ay jàmbar dëgg leen te ñu jara aussi jàppale lañ. donc xam ngeen ne looloo tax sax gouvernement bi bëgg a génnee fonds boobu ñuy wooyee donc il piano iskro nga xamante ni benn genre case d'intégration lay doon pour képp koo xamante ni bi am nga réquisites yi te yor partita IVA te loolu dina ñëw ci décréto ristori bii di ñëw incha allah. comme ni leen ko waxee alors demande boobu ba tey concerné région Sardaigne noonu lañ koy defee da ngay enregistré wu ci site bi d'abord ba am say crédentiale donc remplir document boobu nga xamante ni moo ngi ci biir site bi ak beneen document bu ñuy wooyee DAD ak benn marque de bollo nga envoyé ko bu ko defee demande bi mën a dem ginnaaw bi nga amee adresse spec. alors ñu ñëw ci requisiti di ammissibilità li nga xamante ne bi loi bi da ne il faut nga am ko yow pour mën a bokk ci demande yooyu ñuy joxe Sardaigne te bu fekkee laboratoire nga wala lavoratrice di liggéey ak sa partita IVA wala sa partita IVA nga ubbi ci imprese alors dinañ la jox ba 4500 euros ginnaaw bi nga amee li ñu woowee requisiti di ammissibilità yi. alors ñu wax mbokki taalibe tuuti yëg ne requisiti di ammissibilità yi pour ku mën a bëgg a bokk ci demande boobu li nga xamante ni mooy li mënta ñàkk te boo ko amut mënoo bokk ci demande bi mooy yii. il faut que sa partita IVA nekk partita IVA boo xamante ni maanaam yow région Sardaigne la dëkk te codice Ateco bi nekk artigiano wala commerçant vous comprend. alors il faut que tamit nga inscrire ci lu ñuy woowee la gestione separata previdenziale obbligatoria mooy gestione separata INPS bi nga xamante ni bi da ngay verser ay contributi. il faut que tamit nga présenter la déclaration des redditi pour l'année 2020 relative à l'année 2019. il faut que tamit sa partita IVA boobu kat nekk en activité ci lu commencé le 31 décembre 2019 te du doon partita IVA buy tëj ba keroog ndimbal lii ñu la koy mën di jox ak li ñuy woowe marque de bollo 16 euro pour booy compilare demande boobu ñuy woowe DAD te moom la ñuy woowe donc la domanda dell'aiuto telematico per il fondo resisto. loolu mooy réquisite yi nga xamante ni bi yéen ñi yor partita IVA te nekk Sardaigne maanaam di def lavoro autonome di def commerçant wala ngeen yor seen piccole imprese wala ngeen di def artisan alors loolu mooy réquisite yi ku am loolu rek te am partita IVA rek
alors bu demande yi commencé mën ngaa lancer sa demande ginnaaw bi nga xamante ne bi enregistré nga ci site bi yor li ñuy wooye PEC ak donc remplir formalité yooyu yëpp bu boobaa rek yow du am benn jafe-jafe di nga mën a bokk donc ci demande yooyu. alors ñuy fàttali nag li ci gën a am solo moo ngi concerné piccole e media imprese, grandi imprese, lavoratrici titolari di partita IVA o imprese senza dipendenti. donc ñooñu dinañ leen indemniser fii non 4500 euros bu fekkente ne bi am nañ réquisites yi nga xamante ne bi alors moom la ko loi bi indee. ñu ne demande yooyu ñu ngi koy présenté ci site bi ñuy woowe www.sardegnalavoro.it. fii dina commencé le 30 décembre 2020 jeex le 31 janvier 2021 maanaam le 30 rek à minuit incha allah dina jeex ci weeru janvier. région Sardaigne tamit moo ngi xamal mbokki taalibe yi ne demande boobu képp kuñ ko nangul ba war la koo fay dinañ topp li ñuy wooye l'ordine chronologique maanaam ça dépend ci ñi njëkk a dugg rek dañ nangu leen ñoom la ñuy fay ba topp ci geneen catégorie nga xamante ni bi ñoom ñoo mujjee dugal. donc kon dem leen ngeen bindu ci site boobu am seen username ak seen mot de passe bu ko defee bu demande yi commencé rek ngeen mën a donc def demande boobu noonu. te lu dul via télématique mënuñu koo defee demande yooyu ginnaaw bi nga xamante ni bi am nga réquisites yi nga xamante ni bi ñu ngi koy laaj. fondo bi ñu ngi koy woowe registro per sovvenzioni a sostegno delle imprese piccole e medie imprese e dei lavoratori o lavoratrici con la partita IVA senza dipendenti te mooy ñu ëpp ci suñ mbokk taalib yor licence. donc fondo boobu moo ngi jóge ci legge régionale della regione di Sardegna numero 22 del 23 luglio 2020. donc demande yi dina commencé le 30 ma répété waat ko décembre 2020 jeex le 31 janvier 2021 te ku bëgg a def demande yooyu il faut nga enregistré wu ci site bi ginnaaw bi nga amee réquisites yooyu ma leen limal léegi partita IVA bi dëkk Sardegna nga am fa résidence te fekkoon mu ubbeeku le 31 décembre 2019 da nga inscrire ci gestione separata doon fay IMSS yi te donc sa partita IVA amoo benn dipendente boo xamante ni da nga koo jël in carico. alors ñu gaaw jeexal vidéo bi wax ci pagamento IMSS per il mese di dicembre. alors ñu wax ci paiement IMSS yi nga xamante ni moo ngi concerné ci weeru décembre bi. alors reddito di cittadinanza IMSS nee na dina ko fay avant Natale. xam ngeen ne ren ji sax ci weer wi décembre bi IMSS dina ko anticiper dina ko commencé fay suba le 21 entre le 21 ba le 24 ñi nga xamante ni bii alors seen carte kenn suspendre ko ndax dafa jeex am nañ ko normal dañ leen ko doon calculer en général le 27 ñoom IMSS ne dina leen ko commencé anticiper li commencé le 21 décembre ba le 24 décembre te mooy suba incha allah. li ñuy woowe reddito di emergenza te nga xamante ni bi loi bi dafa indi woon li ñuy woowe la proroga per 2 altre mensilità. IMSS moo ngi xamle ne ñi nga xamante ni bi amoon nañu réquisites yi rek te bi ñëwee ci yeneen loi yi ñu fayal leen ko automatique ñooñu dinañ leen ko verser automatique te depuis le 15 IMSS commencé woon na ko verser automatique depuis le 15 décembre bii nii passé te dina continuer ba avant Natale. ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy les nuovi bénéficiaires maanaam ñi ko dugaloon nekk ñu bees ci weeru octobre bi ak novembre bi IMSS moo ngi xamle ne donc jëm ci weeru octobre bi ak novembre bi dinañ ko fay entro fine dicembre ci weer bu njëkk bi di octobre. bu jëmee ci weeru novembre bi nag koo xamante ni bi catégorie gu bees nga woon te defoon demande bi donc beneen mensilità boobu IMSS nee na dinañ ko fay metà gennaio. ñu wax ci metà gennaio 2020 ñu wax ci pensione dicembre yi nga xam ne IMSS war na koo fay te nit ñi war a dem poste pour retirer assegno boobu noonu. alors mu ngi xam le ne képp koo xamante ni bi sa koo ñoome maanaam sa sant dafa commencé ci li commencé lettre A ba B yow à partir du 28 décembre 2020 mën ngaa dem poste pour jëli sa payoor. koo xamante ni bi tamit sa koo ñoome maanaam sa sant daa commencé ci lettre C ba lettre D mardi 29 décembre 2020 mën ngaa dem jëli sa assegno. ku sa koo ñoome commencé lettre E ba lettre K maanaam kappa mën ngaa dem mercredi 30 décembre jëli sa assegno postale boobu di pensione. koo xamante ni bi sa koo ñoome maanaam sa sant dafa commencé L ba jàpp lettre O nee na mën ngaa dem jeudi 31 décembre 2020 pour jëli sa paiement boobu noonu di assegno per pensione. koo xamante ni bi sa
ko ñoomee maanaam sa sant tamit commencé na ci li commencé lettre P ba R samedi 2 janvier 2021 mën ngaa dem jëli sa assegno boobu noonu pour pensionner. koo xamante ni bi sa sant jeexee na lettre S ba lettre Z lundi 4 janvier 2020 mën ngaa dem office postale pour jëli sa assegno boobu jëm ci pensionner. bonus quarter IMS nee na malgré lavorazione yi ñu doon def ci semaine bii nii yëpp, alors semaine bii di ñëw à partir de semaine lundi bi rek jëm kaw dina commencer verser paiement yooyu ñi nga xamante ni donc ñoom lañ ko war a fay ak ñi nga xamante ni ñoo koy am automatique. ñu wax ci nas bi, xam ngeen ne nas bi IMS mi ngi koy fay 15 jours yi nga xamante ni moom mooy topp ci weer wi topp ci ginnaaw bi sa contrat jeexee, donc chaque le 15 rek ci weer wu mën di doon moom la koy IMS di fay jëm kaw. ñu xamal ko mbokku taalibe yi. alors fi ñuy jeexale mooy reddito di cittadinanza, parce que ren jii dafa am ay mesures yu xaw a doy waar yu ci dugg. mesure boobu bokk na ci donc xam ngeen ne dañ koy suspendre pour 1 mois ginnaaw bi nga xamante ni bi alors sa 18 mois donc koo jeexal weer bi ngay def demande bi donc kenn du la ko fay, dañ koy suspendre pour fay la ko ci beneen weer bi ci topp. moo tax IMS di xamle ne pagamenti novembre bi ki nga xamante ni bi yow daf koo jeexaloon octobre, ki jeexaloon reddito di cittadinanza ci weeru octobre bi, alors IMS moo ngi xam ne paiement novembre bi yow di nga ci jot dinañ la ko anticiper ci la commencé le 21 décembre ba le 24 décembre. alors ñi nga xamante ni bi nag ñoom seen 18 mois dañ koo jeexaloon ci weeru novembre bi, ñooñu décembre bi IMS du leen karikareel. lu tax parce que dañuy am benn mese boo xamante ni bi dañ leen koy suspendre, donc ñooñu kon méta jënaayoo rek dañ leen di karikareel, maanaam weeru jënaayoo dañ leen di karikareel seen reddito di cittadinanza boobu. donc ma répété ko, ñi nga xamante ni bi donc dañoo renouveler woon seen reddito di cittadinanza jeexaloon ko octobre te renouveler ko novembre, ñooñu IMS nee na dinañ leen fay ci décembre bii nii li commencé 21 ba le 24 décembre. ñi nga xamante ni bi nag seen reddito di cittadinanza dafa jeex ci weeru novembre bi, ñooñu décembre bi duñ leen mën a karikareel, weeru décembre bi dañ koy suspendre, dañ leen di sospeso, bu ko defee dinañ mën a fayeeku janvier bii di ñëw incha allah. catégorie gi ko amoon te doon fayeeku normal le 27 moom moo nekkoon seen date normale. te xam ngeen ni IMS moo ngi xam ne décembre bi dinañ ko anticiper à partir de lundi 21 décembre rek dina commencé karikaré reddito cittadinanza yooyu. alors am na kuréel gu ñu woowee Allianza contre la Povertà, ñooñu liñ bëgg mooy laaj nañ gouvernement bi pour weer bi nga xamante ni bi ñu ngi koy suspendre mbokki taalib yi koy renouveler te jeexal seen 18 mois ñu teggi weer boobu, bu ko defee permettre nit ñi ñu mën a am donc loo xamante ni bi dinañ ko économiquement dinañ ko mën a dundee. alors fi ñuy jeexale mooy liñ leen wax ci commencement vidéo bi rek, bépp mesure wala provvedimento bu laal ci partita IVA rek fii ci réew mi ñun dañuy sawar wax ci ni ñuy waxee ci lavoratori yi ak dipendenti yi, noonu lañ gën a sawaree di wax ci suñ papa yi, yaay yi ak frères yi ak sisters yi yor partita IVA te nekk ci réew mi. pourquoi parce que xam nañ coono bi ñuy daj bu baax a baax ci seen liggéey. donc ñi ngi ci train yi, ñi ngi ci gaare yi, ñi ngi ci luuma yi, ñi ngi ci marché yi, lépp rek ngir am ay xéewal yóbbul ko njaboot gi. moo tax lépp loo xamante ni bi xam nañ ko ci réew mi jëm ci seen nekkin ci seen partita IVA, seen àq ak seen yelleef ak loi bu génn jëm ci ñoom rek dañ ciy sawar a wax ngir leeral leen li nga xamante ni bi moom lañ ci war a def. pourquoi parce que lavoro autonome xam ngeen ne coronavirus bi ñu nekk conséquences yi gën a métti ñoom ñoo ko si biir ñoom borom partita IVA yi ci mesure lockdown yi mënuñoo jaay, tëj nañ activités yi. moo tax ci noonu gouvernement bi créé piano bi ñuy wooyee il piano ISCRO nga xam ne moom mooy l'indennità straordinario e di continuità reddituale opérativo, donc xeetu cassa d'integrazione boo xamante ni bi rek 2021 ci l'été bi ñëw dinañ ko assurer lavoratori autonomi yor partita IVA ginnaaw bi nga xamante ne bi wax nañ leen réquisites yi mooy indemnité boobu wala cassa d'integrazione pour nga am ci accès il faut nga am partita IVA bi ubbeeku ba am 3 ans nga inscrire alla gestione separata IMS te nga am un calo di 33% nei mesi fino 33% rispetto agli ultimi 3 anni dei mesi di lockdown, noonu la ko loi bi indee. donc la ministre di lavoro Nunzia Catalfo mi ngi ciy dox
ak li ñuy woowee donc la décontribuzione fiscale nga xamante ni bi moom beneen mesure la ba tey concerné lavoratori autonomi gouvernement bi jëlal leen en charge taxes yi ñu war a fay ci 2021 bi yëpp. loolu it wax nañ leen requisiti yi mooy il faut que partita IVA bi am ricavi wala ricompensi non inferiore a 50.000 euro l'anno, nga am aussi un calo di fatturato fino al 33% rispetto ai nei mesi di lockdown, ak aussi nga am une dichiarazione di reddito boo xamante ni bi donc dina toll ci 8.145 euro ci année bi nga xamante ni donc yaa ngi def demande boobu jëm ci donc la décontribuzione fiscale ak li ñuy woowee donc il piano escrow. xam naa dinañ ci gën a ñëwaat ci ay vidéo yaatal ko mbokki taalibe yi ngir leeral leen ko ba mu gën a leer. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di nuyu waa Sardegna yëpp ak li ko wër Sarsari, Alghero, Olbia, Cagliari, il capoluogo, Tempio, Nuoro, Siniscola. di nuyu sama nijaay bu baax bu nekk foofu ñu koy wax Baba Gaye di nuyu Grand Pen ak waa këram ñoom nga xam ne waa taalibe Cheikh Issa Diène yi lañ di leen nuyu ñoom ñëpp ak sama grand bu baax moom it nekk Cagliari ñu koy wax Grand Mbow ak waa këram. alors di leen nuyu bu baax a baax di leen sargal yëpp yéen waa Sardegna seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.